waxtaan woo nga xamante ni day yem ci benn mbir rek lu ñuy pàcc la ndax dimension bi mu am ci wàllu politique moom moo ko may ba coowal Parti démocratique sénégalais faaw ñu waxtaanee ko waaye coowal pétrole bi itam ak la ci aju faaw ñu waxtaanee ko mbiru assemblée nationale dinañ ko waxtaanee dinañ waxtaanee ak moom lépp loo xamante ni dafa jëm ci conseil des collectivités territoriales ndax itam kuréel googee ci la bokk dinañ waxtaanee itam acte 3 de la décentralisation maanaam wàllu décentralisation dinañ ko waxtaanee li tax parce que ci nekkoon na fi ministre délégué bu yittewoo mbiru décentralisation waaye nekkoon na fi itam ministre plein boo xamante ni mu yittewoon lépp lu aju ci wàllu décentralisation ba it acte 3 bi mën nañu wax ni ci ndorteel yi ci seen njeexintalu pouvoir lañu ko tàmbalee ak redécoupage boo nga xamante ni amaloon nañu ko te redécoupage boobu am na coow loo nga xamante ni juróon na ko ba fay coow li mi ngi ci loole nag occasion lay nekk pour moom mu leeral mbir yooyu le ak yeneen yu ne mel yoo nga xamante ni itam dinañu ko waxtaanee xam naa ni dañu koy dooree rek ak mbiru parti démocratique sénégalais gannaaw bi ñu la nuyoo ñu gis ni parti démocratique sénégalais secoué bépp ak benn coow boo nga xamante ni ñu bari dañu jàpp ne bu génnee ci coow la ñu xam ni parti politique tigi la ñu bari jàpp ni diir bi ñu ñàkkee nguur gi ak léegi am na ci coow lu bari loo nga xamante ni am na ba ñu ci bari di dem départ yooyu nan nga ko mën a expliquer c'est parce que cette manque de démocratie notoire au sein du parti démocratique sénégalais la wala boog itam tout se résume sur la personne de Karim Wade bi nga xamante ni ñu bari dañu jàpp ne amul dayoo ak mat bu ko may mu jiite parti démocratique sénégalais. jërëjëf El Hadj Ndiaye maa ngi lay gërëm ndaxte xam nga parti démocratique sénégalais buñ koy wax mënoon na def comme ñeneen ña naan sama yoon nekku ci bokkatuma ci loolu du ma def loolu. parce que parti démocratique sénégalais parti socialiste ak AJ yi dama gëm ne li yëngu-yëngu politique Sénégal lu leen dal ci parti yooyu war na yitteel ku nekk boo xoolee tey jii boo génnee Sénégal ñi mos a jaar PS wala jaar PDS wala jaar AJ la ciy des xanaa moo ñu bees ñi fël donc ñaari parti yooyu dañ nekk patrimoine moomeelu askan bi lu fa am rek war na yitteel bépp lu buy politique te nag ay la yowén man mii di wax yow de boo génnee ci sama jaar-jaar sama tur wala sam xam-xam ci politique la ca parti démocratique sénégalais ak njiitam def la cay des du bari dañ ne que jëmbat suuxat bu fur bi neexee buñ ko fàtte dañ ko ci gërëm sant ko ca kon loolu moo tax naa ci addu du dugg ci loo xam ne sama yoon nekku sama yoon a ngi ci xam nga Sénégal bi ñu toll nii boo jëlee at bi ñu génn rek ñaata nit ñoo ci génn àdduna ñaata nit ñoo ci juddu dund parti politique aussi noonu la ñii dañuy dugg ñii dañuy ñëw ñii di génn la koy sooke nag lañu war a saytu lan moo ko andi mais xam nga coow bi fi am pour man du coow la dëgg xam nga kañ la am mooy 2012 bi ñu ñëwee ba génn pouvoir ginnaaw bañ def fukki at ak ñaar pouvoir président pare ci fukki at ak ñaar yi mooñ ci ay nit ñoo xam ne ci wàllu xam-xamu état xam-xamu réew xam-xamu politique am dañ cee ñor xomm mën ko bu baax a baax te moo leen mooñ tàggat leen ñi nekk ay mag ñi nekk ay ndaw léegi nag xam nga Olof Njaay tubaab da ne crise mooy bu mag ña waree wéer seen i alluwa noppaleku weer seen i illeer noppaleku yónni ndaw ña ca tool ya ba pare bëgg xëccoog ndaw ña tool ya mooy fa la fi na di juddoo bañ ñëwee 2012 man bokk naa man ak Modou Diagne Fada toog nañ ak président Abdoulaye Wade bala ñuy génn nguur complètement bi mu def passation de service bala muy def passation de service am Karim nga toog ñu ne ko lii des nag lay koy muccal mooy sa njaboot gu ndaw gi nga suuxat nga dénk leen li nga xam ne mooy animé parti bi ñu wër la continuer liggéey ba mag nga nekk ay conseillers ñu lay xelal ba mu nangu ko boo xoolee archive yi congrès ba amoon CICES nee na ñaari génération ay xale ñëw nañu wax ak man naka lay jiitalee xale yi te li ñu ma wax xel nangu na ko te maa ngi ciy xalaat man ak Fada la woon waaye am na jaar ci noppam wax ak moom génnee ko ci loola am mag ñoo xam ne ñoom duñ topp ay gone bàyyi parti ba ñeneen ñëw ne buñ deful nangam bàyyi mu nekk xeexoo ay mag yu bari yu nekkoon ci loola liste élect député yi ñëw loolu mais ba loolu amee pare ku nekk ñii dem nañ ñii layee nañ dañ jiital kuñ d'accordul ñii layee nañ doom jaag ëpp amati doole ñii layee nañ amuñ sañ-sañu wax ndaxte dañoo takk rip ci yoo xam ne ni moom ku ñuy reen doo wax fu ñuy jaar ku ñuy diri doo fu say ndong di jaar loolu amoon na ci ku ne daal indi nga sab lay dem sa yoon defe naa loola bàbbee ko ci PDS ginnaaw 2012 ba jëm 2015 gëmatuma lu day noonu ci doole ak jafe-jafe ca PDS mën na jànkuwut teg loolu lu ko indi woon tey ñi nga xam ne ñoom la ñu seppi teg fële wala ñoom lañ del lool ginnaaw li ñu naan
ñoom lañ xaw a néewal doole ci seen i ndomboy tànk mais bañ leen ko dénkee ban pexe lañ defoon bañ a génn bañ a dem toog fa ku génn ñu xarab la xas la ne tekki woo dara da ngaa nekk di la nguur ga wala amoo mbooloo ñu mosoo dégg kenn ku dem ñu wax ci moom lu rafet wala jéem koo téye wala jéem ci rafetal bëggoon nañ daal faagaagal la nekk foofu yëpp des fa ñoom ki moo góor gi ak parti ba ku nekk di fa gën di ko gëm loo ne non Karim moo fi nekk candidat moo leen topp xamul leen di naxe boobu loolu li tax ñu tiit ci l'avènement Fara Ndiaye fi la ñu fekk bon bu ñu fi fekkul sax dégg nañu tam ay événements yu bari yoo xamante ne am na fi bu Idrissa Seck bu ci mujj bu président Macky Sall ak yeneen bon yéen même bu fekkante ne bundu xataa lu ñu leen aussi tamit dem ngeen ba gis ni parti bi na mu waroon demee cette démocratie notoire bu ñu doon wax da ngeen jàpp ni dafa am ñu ko bëgg a bafoué ngeen génn dem bu ñu gisee restructuration bi président Abdoulaye Wade def dafa mel ni dafa bëgg confiance ba ma doon am ci ndaw ñi ba taxoon leen mu defoon leen ay ministre de la République confiance boobu moom la bëgg a jëlaat yeesal ko dénk ko ndaw ñi est-ce que quelque part président Abdoulaye Wade nekkul di racheter wu par rapport ak yow ak Modou Diagne Fada li ngeen waxoon ak moom. en tout cas li ba mooy ku nekk mën nga am sa gis-gis ak sa jàngat boo jëlee ci loolu la mais li ci am solo mooy man dama jàpp benn affaire di nga PDS ku fa dugg ci parti yu bëri Sénégal moo mel noonu xam nga lu fa dugal Abdoulaye Wade la fa dugal wala bu nekkee am nga tuuti xam-xamu politique ci nasaraan idéologie moo la fa dugal man la ma fa dugal man Aliou Sow man mi la wax la de Abdoulaye Wade ak libéralisme Abdoulaye Wade pas en tant que politique mais dañ ko bàkkee woon ba ma nekkee gone ki gën a jàng dàq jàng ci Afrique lañ waxoon ne dafa di lijaasa am lu mat ñaar fukki lijaasa xaw ma yoo xam ne ni am na kuy politique moo la ëpp xam-xam te man comme que man waa àll balaa jóge woon bokk ci famille bu néew doole sama kiir laay gëmoon naa ne mooy lijaasa ak jàng ak xam-xam ma def ko royukaay gëm ko topp ci loolu def ko sama sëriñ daara xam nga bi loolu ñëwee pare tey jii boo teel a wone ca njëlbéen ba tey ku song nga xale la mais am na yàgg naa gisal xale def leen tête de liste def leen deuxième ci liste nationale def leen ay étudiants député moo ko njëkk def Sénégal def leen ay ministre ma may def ministre ñaar fukk ak juróom-ñaar laa am ba tey jii ma nga xam yow amagul Sénégal sama de Sénégal sama fa ci lay jeexale madame Ndaw xam nga loolu bi am pare maintenant li ñuy fàtte démocratie ba ñuy wax bu nekkee dañ leen koy diingat war nañ ko diingat depuis 74 parti bu mu am loi am texte am yoo xam ne ni dafa may pour ki jiite parti bi doon bummi mën a fal mën a folli mën a def lu ko neex léegi-léeg sax mënuñ ko def mu méngoo këyit yi léegi-léeg mu wàcc këyit yi mais ñëpp nangul ko loolu ba finalement li ñu naan jurisprudence ba nekk ay loi ci parti ba xam nga loolu bu amee tey kuy diingat ak folleeku wala ak fal la ngay diingat nu ñu la falee mais bañ la falee mu arrangé la da nga ne tekk ni mu noppi man mii di wax ak yow ba may génn PDS loolu bëgg naa jeexal bala ñuy jox kàddu gi mooy man merewuma ci démocratie merewuma ci ay tànneef merewuma Ablaye Wade merewuma doomam mosuñ maa def lu ñaaw lu baax lañ ma jir lañ ma woon ba ma génnee parti ba sax sama jur génn àdduna Ablaye Wade dafa ñëw ba suma kër jaale si ma def fa lu mat 4 waxtu xam nga li indi woon wax ja mooy man dama ko wax leer dama ñëw toog këram ñu toog mag moom kenn ñetteelu ñu ci biir waxtaan Farba Senghor ne fa dugg ci biir salle ba ca kaw ma ne ko président defoo ma waxoo ma tey bu ñu ma xamee di ma tudd ba may am yaakaar man am ambition ci réew mi fi nga jaar ak man ci coobare borom bi waaye damay dem parce que yaay tànn ku la neex Oumar Sarr nga jiite man nag du ma topp Oumar Sarr ma ne ko c'est une question personnelle xam nga ku naan pour affaire de personne amul solo affaire de personne sëñ bi mooy indi guerre mondiale muy indi guerre mu indi rente wax naa ko wax joo xam ne waxu kilifa la mu dégg ko xam ko ne ma j'ai compris ci biir waxtaan ba pareegul sax Farba Senghor dugg ca salle ba ne ko président yaa ngi nii bala ngay dem bëgg naa xam ne ni Oumar Sarr ngi fii di boddi nit ñi di xeexoo nit ñi def ay clan di seppi nit ñi nga xam ne seen nit bopp leen ku mënta kóotal la seppi man sama yoon nekku ca woon après ñu yeggale Farba dugg ku ne waxtaanam ma dem sama yoon man la ma génne woon du Ablaye Wade du doomam du démocratie parce que dañ doon fale nit ñi man toog naa xëcc xale yi fii di ñëpp ànd def complot Ablaye Wade jógee tukki ñëw oo ma ne ma loo bëgg man foog na damay ëpp dàq ma ne ma dama laa ëpp waxal ne ñoom ñëpp bu ñu àndee contre yow laa tànn yaa ma leen gënal wax ba loo bëgg ma ne ko comme kon le président dama bëgg nga tas UJTL tas bureau national bi tas bureau national dàq ñëpp taxawal kuréel gu bees dénk ma ko ma tànn ay xale jox leen mu ne man du ma yem ca loola dinaa la jox jumtuwaay yu mat loo bëgg dinaa la jox doole ju mat sëkk ak barke jëndee ma ñëpp jiital ma liggéey dafa congrès bu mag a mag kaw la 24 décembre 2006 ñu tabb ma fal ma bu jox ma jumtuwaay yu mat sëkk ak barke ma indi mu ne ma yow sax dañ laa sonal ci def la léegi lu bëgg ma def ko xanaa nga woote télé rajo ne leen ñëpp nañ ma topp cëll sa la def loolu ne ma bala nga ñëw sax damaa bëgg sax nga yow yónni ma suba tey ci guddi kenn ma may la xaalis yu bari nga jënd ay yére yu neex ak loo bëgg jaar naa xam moom mais ay ba ma dee aussi ba démissionné di jaay aussi wante tamit rébellion
ànd ak Macky Sall Assemblée nationale. mais congrès ma faloon dañ maa dàq jël kee teg sama place. effectivement gars yi wax da ngay om. mais sëñ bi nañ ma faloon nañ ma foole du ma ci wax dara. ba mu neexee nag effectivement c'était en 2007. ki nga xamante ne ni mooy Oumar Sarr yaa ko tudd léegi. alors bëri na ñuy wax ni tey jii jafe-jafe yi am ci biir PDS Oumar Sarr bokk na ci parce que ñu bëri ñu dem moom loxo bu génnu ci. yow est-ce que sa boss yaa ngi koy leeral léegi mais est-ce que yow tamit sa boss moom loxo bu génnu ci. man de li ma la ma wax mooy sama waxu de mooy sama waxu tey xam nga nit ñi dañ gëm ci ay raay wala wiiri man duma wiiri wax dafay leen nañ man bokk naa ci gëm ne la naxasaayal PDS Oumar Sarr ak ñooñu man la ma tax a génn moom moo tax man leen tax maa génn ay moo la buntu xatal wala buntu xatal man dama ko mënta topp dañoo seq ñaawteef goo xam ne nii mënu maay topp ci lu kooku li mu jiite ñaawteef bu mel nan non Sénégal yëpp xam ne ñaawteef lu ma ci ñëwaat loolu passé na xam nga dafa am loo xam ne nii ku nekk wax na ci lu neex man dama ne président man munuma ndaje boo xam ne Oumar Sarr koy jiite ma ñëw nekk ci ginnaawam di yëkkati loxo naan ko doo moo la parole def ay tour topp ko du ma ko def. d'accord loolu man amulee man c'est une question de personne je le dis tout haut et tout bas tout haut et tout fort awma lu mu ci laq-laqal du ay question d'orientation du ay démocratie du ay lu ma naqari man Abdoulaye Wade mënutuma ci PDS lu ma naqari lu raw lu baax lu ma defal ci loo xam ne nii samay morom amuñ ko woon te mënoon koo am. PDS koo fa gis rek am na bés boo xam ne bu la Abdoulaye defal boo ko fàttalee ko rek fàttali na xaru ba bam la def waaye nag ñoom bi ñu fa ñëw tey la fa bàbbee ko ci mbooloo madame Ndaw jàppale ma lay wax nii de. ji nga lu bees li am konte ñi bàyyi nga xool duñ mat asakaay ñi bàyyi bañ leen dénkee ñoom. c'est ça d'accord léegi yow expliqué nga lu xel mën a nangu. maintenant surtout man fi may ñëwaat ak yow te nga xamante ne ni vraiment bëgg naa nga ni ma ci explication yi leer. tey. xar kanamu bees bu PDS bi jox nañu ndaw ñi seen place yaa ngi koy expliquer mais dafa gën a dëgëral taxawaay Karim Wade tey est-ce que Karim attan na parti bi. mais taxawaay Karim Wade yàgg naa dëgër. mais dafa gën a raw depuis ñu def depuis 2009 ñu jox ko ponkalu ministère ba pare ñu bëree bëri ñu ko jege amoon ndombo tànk yu bëree bëri. jamono jooju ngay wax ni la taxawaayam gën a dëgër ci réew mi ñu xam nañ loolu la. politique bi aussi ñii tey di naxasa mais boobu ci ñoo taxawoon di fëgg dënn mais boobu ci gouvernement bi doon mais bii li ci parti bi laay wax. ci biir PDS xam nga parti bi tey jii ñii tey di wax nii ñoo jëloon takkal daala raayaa jël ay junjung di tëgg di topp na Karim Wade mooma par amul plan B amul plan C ku tudd lu mel ne sax ñu dàqulu la tey nag dafa këpp ci ñoom parce que dañ jàpp xam nga Karim Wade tey jii li ngay di fàtte mooy ndaw ñu bëri ñëw nañu dëgg la ak ñi ko jege ak ñi wécc waam ak ñi ko nangu loolu ku ko waxul ku ne mais sëñ bi yaa ngi wax lu la neex loolu mooy li am. xëy na nag président mën naa jàpp ne ku mos a dénk nga war ko wala nga nax ko wala du mujj fenn mu dem fi naan óolatu kenn óolu doomam mën naa am loolu tamit waaye en tout cas gënul loolu. doomam mën naa am xam-xam am jaar-jaar mais ay doomu jàmbur ñoo bàyyi woon seen njàng bàyyi pouvoir dañ leen la fañ ba doy mbaam lay àndal ba mu nekkulee président ñëpp bàyyi ñëpp topp ko ànd ak moom ñii dugg ci seen njàng yàqu ci ñii seen am ci jafe-jafe ñii gerew ca ñii xeex ca ñii dugg ca kaso topp ko gëm ko moom aussi ba mu faloo delloo leen vraiment fay leen bor ba mën sëkk ak barke moom njobootam weesu na tey Karim Wade Abdoulaye Wade cëram te li ñëpp nangu ni parti bi nekkee patrimoine national moom loolu la war a nekkee noonu la nekkee bàyyi ñëpp Karim Wade man mi wax yow du ma ko bàyyee bàyyam ci wàllu politique ci wàllu libéralisme idéologie ci nag wàllu njuree la ndono deret ak yooyu du ma ci xëccoo moom parce que loolu nax sa bopp la même boo bokkul PDS ci idéologie moom wadisme idéologie libérale duñ ko bàyyi te nit ña nañ am tontu woo ma de dama ni la Karim ndax attan na parti bi jamono ji may waxe yow nekk fi ma nga Qatar même bu fi nekkoon sax soxna si mën na mënte ñun ñi di wax ak Karim Wade muy man muy fara muy keneen keneen dañu am jaar-jaar ci politique nekk ca lycée jiite ko nekk ca collège jiite ko université jiite ko grève xeex nekk ci kuréelu ndaw ñi bokk unité bokk mel jaarul foofa dugg ci Sénégal ruq boo dem taxaw nañ fa wër fa en tant que ministre wala en tant que député jaarul foofa kon amul parti politique non amul parti politique voilà non c'est aw ma problème ak moom foofu laa bëgg mu egg politique buñ nëbbante am na koppar yoo xam ne ñun amuñu ko am na ay xame ak xame ak yoo xam ne ci àdduna bi ñun amuñu ko xëy na moom te bu lënkuloo woon ak ay moromam xool ci koo xam ne ni taxaw na tem mën na nekk ca ginnaaw kooka ba kooka taxaw falu ëllëg mais mun na nekk numéro 2 kooka ba xëy sax kooku ba ma ko affaire ba mais man li xam ne li xaw a gênant mooy bu nekkoon entre ay ndaw la ñoo toogoon waxtaan day Karim Wade du gêné li xaw a gênant mooy li nekk way juróom ñëpp ba pare mu xaw a niróog ne moom la beral loxo ànd ak moom loolu moo xaw a gênant soxna si buñ ne bante ku ko wax demee loolu la waaye nag man nag comme on dit ku xëccoo doom ci ndogalu baay boo ñàkkee bu mu la bett
waaye nag terewul ne ñun aussi ku ci nekk ñun defal nañu taxawaayu bàyyi ab jamono boo xam ne nii sa bàyyi sax bu doon dundoon yor ndombo tànk mënut a weesoo yow wala Ablaye Wade def ak yow moo tax moo doon continuer loolu ba kenn du ko mën a dut baaram ci tey da ngaa beral loxo diw bañ a loxo mais xam nga affaire yeesal xale yi dafa am solo. parti boo bëggee mu gudd fan da ngay yeesal ña koy jiite surtout adduna bi ñu toll nii ak réseaux sociaux yi xale yi dañu am xarañ am doole am fulla fayda ku daanu ñoo la daaneel ku fal ñoo la fal. moo tax ma am mbégte lool ba mu tànnee ku mel ni Bara Gaye di sama rakk di sama xarit tànn ku mel ni Tafsir Coy di sama xarit nekkoon sama conseiller numéro 2. sama conseiller numéro 1 ñëpp ja xam ne ñu jaxasoo man ak moom. ci lépp jaxasoo ko. ñu nekk aussi ay ndaw yu am fulla jàng am xam-xam ba pare nag dëgër këcc ci lañ nekk mu jiite leen loolu ñaari ndogal yooyu kese bu ko Abdoulaye defoon war nañ ko ci bravo ku xam PDS te gëm yokkute PDS loolu rek laa wax nag. donc bu ñu déggee li nga wax da nga partagé sa avis ak frondeur yi nga xamante ne jàpp nañ ne tey jii le pape du soppi moom mooy buum mi ci biir parti. moo ko mos a doon. ñoo ko nangu woon def ko takkal ko raaya ba. ñun ñëpp doon ku nekk ñu mos ngaa yëkkati kaddu taxaw ne Abdoulaye lu mu def bëgg naa. lu mu def nangu naa mooy constant. man ñun ay variable ñun ñëpp jaar nañ fa wax nañ ko nangu nañ ko ku ci ne am na sa bés boo xam ne nii mooy buumee ga kontaan nga ci baraawoo ci mu tabb la jox la lépp ku ci ne aussi am nga sa bés boo xam ne dañ laa seppi sànni teg fële gor nag mooy bu neexee nga baraawoo bu naqaree nga baraawoo. mais monsieur le ministre ndax tey yoon na donc yoon la yow tey nga nekk ci benn parti nga amoon fa ay responsabilité nga nekkoon fa responsable ñuy amal ay changement te avisé wuñ la benn yoon am na sax ñoo xamante ne dañoo wax ne yooyu les changements ci presse bi dañ ko daal di déggee ndax loolu du manque de considération. changement yi leen faloon ñoom tamit. ci presse bi ñun lañ ko déggee woon ñun dégguñ ko woon feneen xam nga problème mooy. li fi amoon ñoo ko nangu woon c'est-à-dire la leen yëkkati moo leen boom tey seen njëlbeen lañ waroon bañ loola. amul leneen te njëlbeen lañ ko doon bañ ñun ñëpp ko nangoo woon tant que mu ngi ñuy arrangé bi mu ñëwee nag ba tey machine boobu ñëw jaar sa kaw la nekk ndëraan sa kaw mais soxna si bu ci ñaaw parce que le problème c'est que parti sénégalais yi yëpp ñoom problème démocratie xam nga Sénégal gi du affaire parti na nga jël organisation patronale nga jël parti politique yi nga jël syndicat yi nga jël société civile nga xool Sénégal ku fa ne fa nga ne yaa fay buur yaa fay bu mi doo folleeku xoolal bàmmeel moo leen fay jëlee wala tële wala jafe-jafe yu mag a mag xoolal li ma lay wax ni Sénégal ba mu daj nag ku ci ne la nga ne yaa ca ne jóge woo ca. donc jàpp nga ne tey jii war nañoo. donc suñu problème ñun Afrique Sénégal mooy suñu rapport ak nguur. d'accord mooy ji rek aakimoo téye ne doo bàyyi tànk jiw seen loxo foxoj ko dammati ko wala ñu gas suul loolu aussi problème la soxna si. dans tous les secteurs du Sénégal kenn fii jël nguur. bàyyi ca na ko Senghor defee woon. mooy ànd ak sa kattan ànd ak sa wér-gu-yaram ak sa mën-mën ak sa ràññee ne nag ay la yowén nag. nguur kenn du ko ñëdd naa jox ndaw ña dem sama yoon wala naa jox keneen. ñi ko def Sénégal dafa réew la soxna si. tant que nag amu fi. nit ñi dañ mujj di fippu rek. naturellement parce que am na fu nit ñi toll xam nga boo waxee ñuy wax ni ay traître non Aliou Sow 2000 ak Aliou Sow 2010 mënut a bokk Aliou Sow ba ne ko étudiant mais gëm Ablaye Wade mel ni boo ko tuddee sax xëy na mu saliiru daanu parce que ndaw la. dem ba nekk député nekk ministre jàng ba nekk ay grade yu nekk bind ay téere naturellement béy dafa yooyu mbote. dinaa ko fonk mu nekk sama xol fees fa teg waaye nag am na fu muy toll la mu bëggal doomam loolu lay bëggal sama bopp. aw ma bàyyi bu ma ko bëggal. mais man am naa ñu may bëggal lu mel noonu loolu bu ñu naxante dëgg bu jotee nañ ko wax. te dee c'est ça la vérité. tey ji bu ñu demee ba tey ji PDS président Abdoulaye Wade mooy continuer toujours organisé di campagne nekk seen tête de liste loolu laaj ji ñun ñëpp la. François Palais. manque de dynamisme loolu laaj bi ñun ñëpp la man Saloum laa. boo ñëwoon ca kër foofu bàyyi mooy borom kër ñëpp fa la ñu nekk ne gone màgg ca boo demee ba nekk waxambaane bañ takkal la jabar da ngay beru ca kër ga am sa néeg am sa njël bu añ jotee nga jël sa bool indi ca penc ci ëtt ba. mooy sa participation ci añ ba toolu bàyyi ngeen bàyyi ko waaye ku nekk yàggado sa bopp loolu nag bu demee ba nag saw daal bàyyi nga mën koo sol continuer nekk surga bàyyi di ko yóbbu tool di góob di jëriñoo loolu muy man muy Karim muy kenn kenn waru cee bëgg kenn waru cee kenn amu cee waru cee am kii jamono jooju ay yeneen xale yu ndaw ci àdduna bi ñu ngi dem xeexal seen bopp ñu jël ay réew pendant ce temps là Macron ma ngay créé yoonam. mais jàkkaarloo kañ naan bàyyi ma ci politique booy Hollande. gagné ko gagné gagné. ñee ña nga taxaw ut leneen ku mel ni Macky Sall bokkoon njaboot ga aussi moom bañ ko bundu xatal mu fippu jëw ay yoonam gagné ñun ñëpp añ àndee c'est que fulla googu. la nit ñi war a am tey ñoo waroon ñun ñëpp taxaw def Abdoulaye Wade ko xam ne ni weesu na PDS. di nekk kilifa yi ñëpp may tegal la leneen. ba ñu ko waxee man sama xalaat ci affaire yeesal mbir mi jox ko xale yi. dama tegaloo ko président sa xam-xam ci nasaraan gisuma Afrique ku ko jàng ci biir politique sa jaar-jaar sa xeex
sa bëgg sa réew fi nga ci jaar gëm naa tey da nga boo noppale ko da nga war a taxawal li ñu naan fondation Abdoulaye Wade pour la paix le développement et la démocratie. am na solo bu baax. fu fitna amee ci réew mi ñu lay àdduna ñu lay oo. ngeen di xelal di fay ay daal ay taal. nekk kilifa goo xam ne Afrique lañ ko defal Mandela. di ko defal tey Obasanjo gii ngay dégg. di ko defal yeneen ancien président. man loolu laa bëggoon tey jii. mais depuis ñu nekk fi ba léegi da nga dégg benn kuréel ci àdduna bi gu jëriñoo xam-xamu président bi la ni mu toll. jaar-jaar ni mu toll parce que politique par parlo gi amatu ci woon place ak cër. mais moom li mu gëm mooy tant que mi ngi noyyi moom xeexam du ko bàyyi loolu jaar-jaaram la gëm-gëmam la man ndaw naa lool pour ne ko bàyyi ko. am na solo bu baax a baax Ndeye Dimbé voilà balaa ñu dugg rek ci suñu deuxième thème bi. voilà est-ce que gisoo tey ni bon du ma sax juger mais. démarche bi nga xamante ne ni président Wade utilisé na ko ci élection présidentielle yi ñoom ñëpp ñu taxaw lànk ni Karim. moom kese la moom kott moom dong ba lim leen mujj a jural amuñu candidat est-ce que démarche boobu baax na. waaw mais xam nga loolu ki gën a nekk liir sax ci politique xamoon du am mujj. doof sax xamoon nga ne Karim Wade nekk candidat ci élection présidentielle waxoon naa leen ko yàgg na man. mënta ne xam nga président amagu doon doole ju day ni mën a ñëw tey foqani lenn ci nguur gi wala gësam nguur gi ñu ñëpp bañ àndee ak suñu doole ak suñu lépp yor nguur mais terewul Macky Sall dañoo gagné. du tey moom mu tey affaire moom jekkoo ba boole ful ak fayda la ñuy ñëw jaxase ko tibbay tànkam teg ko ci suuf mënut a nekk xam nga plan B adduna looy def à part am soxna amal say plan B am soxna nag am plan B moom wóoru dina plan B ci soxna looy nekk lu ne am ci plan B pour bañ am betteel boo xam ne ni dina daaneel et puis en fait bu ñu nëbbante aussi diggante aussi parti ba ak ña fa nekkoon ak nguur gi sañ soxna si mostaleer waay naxante dajee bëri mais ñi fa nekkoon est-ce que seen taxawaay bi ñu doon xaar si ñoom mat na ñu wax ak président Wade dëgg ngir ñu ut plan B. mais matewu ko ba déggoo la parce que ñoo seen bopp ñu ko doon wax dëgg googa wax ko li mën a ne ñooy taxaw naan ko président plan beneen du fi am pour defal ko dal xelam parce que gëm nañ ne xam nga olof ñaay ne boo bëggee lekk cere yoor da ngay juba gone ya dañoo teel a xam loolu daan nag ku bëgg lu neex ci Ablaye Wade lu ne ku bëgg am dara ci Ablaye Wade da nga koy wax lu ko neex ca doom ja taaw daa dégg xol konte nag nañ wax rek lu ñu bëgg bu mu ne nekk munta ne en se disant que ëllëg du nekk candidat loolu xam nañ ko xëy na ñun kenn ci ñun dana for mbir ma waaye nag mu njuulee ñoom ñëpp mbetteel googu nag moo leen métti tey kon ñoo ngi seen bopp lañ doon utal seen bopp lañ doon utal xam nga loolu naxee bàyyi la mooy woon président la nga bëgg lañ ne te xam ne ni mënta ne di yaakaar ne boo ci xëree lool mu ràññee la ci ëllëg mu for ko jox la ko dañoo xamul président génération concret bi nga xamante ne tey jii moom lañ jàpp ne moo nekk à la tête du parti démocratique sénégalais bokk na ci ñi nga xamante ne bi ngay nekk UJTL ñu la doon di un peu xeexante bi seen bi c'était en 2017 voilà tey jii est-ce que ñoom ñi tey jii ngànk li leen di parti bi jàpp nga ne mën nañ ko doxal ba tey jii li ñuy yóotu ci parti boobu ñu am ko xam nga man boo gis ma nekk à l'aise man foo mos a nanguwulee PDS wax na nanguwuma xam nga dem maa fi njëkk a ñëw gouvernement ñu dugal gouvernement ma gerte dem sama yoon d'accord en 2007. c'était en 2007 oui. bàyyi dem sama yoon bi ñu sampee Bara Gaye candidat lu ko jiitu woon man bokk naa ci ñi taxaw samp Coumba Gaye candidat. Bara bu may dégg dañ mujj ba benn instant ñëpp di campagnal ko Karim dañ mujj toog man ak Karim ñu toog Coumba Gaye mu ànd ak Coumba Gaye mu ànd ak Bara Gaye Bachir Diawara toog ñu ñett juróom ñu toog. ñu waxtaanee mu ne Coumba na bàyyi ma ne ko tontu ku ma ne du ma bàyyi. ba tey dañ ko génne ci gouvernement bi mais Bara Gaye li tax may la xale bu mun politique la. bu ko neexoon jàpp ne Aliou Sow mi daa faral Coumba Gaye man pare naa ca moom dama koy xeex dafa jël délégation bu mag ñëw ba sama bureau ne ma grand man sama grand frère nga yaa ngi jiitu ci affaire yi duñ bàyyee Coumba Gaye Aliou Sow ak ay ñooñam sama wàll laa bëgg nga jox ma ci ànd ci jàppale gi joxal liikee jox leekee finalement dama dem ba mënatuma sax am benn dangar bi ci xeex ba bi élection UJTL di am bi mu desee ñetti fan man la ma président Abdoulaye Wade man yónni ma man ak Lamine Ba fu ñu naan Philippines xam nga Philippines nga xam ni fii bu nekkee ci yor ña nga nekk ci diggu guddi fala ma man élection yi fekkee xaw ma dafa tombe xaw ma nu mu demee daal waaye après mais ñu sàmm suñ diggante bi ñu mën politique leen gis nga Bara boo xoolee dem na ci kaso génn noppi ne te waxul dara dem liggéey gagné mairie di doxal def ay magam mag man ni mi di wax ak yow malgré samay position fu weeru koor jotee dina jël pañe ndëgoom yónnee ko ba sama kër cëru mag ak rak te bokkatuñu woon bokk na génn na parti Tafsir Coy la même chose te am na jaaja ma jox param kaw Tafsir Coy bi ma liggéey naa moom ci état liggéey moom ci politique bi ma nekkee vice président international libéral des jeunes maa nekkoon deuxième africain bu ko nekk troisième bi ma génnee Tafsir Coy moo ko nekk quatrième bi mooy actuel ministre porte-parole bu gouvernement ivoirien Sidi Touré moo ko nekkoon donc wuy xam-xamu libéralisme laa wax de ak gëm-gëm
ñaan ñun kese bu leen président jàppale di nga gis ñu bari ñu génnoon dem seen yoon dañ dellu si waat. loolu man maa la ko wax. am na solo bu baax a baax dañuy daal di génn ci affaire PDS bi rek Alaaji daal di soobu ci affaire Petro-Tim mais également dañuy dugg fi nga xamante ne rek mooy assemblée nationale daal di ñëw également ci le dialogue national ay ci Alaaji. voilà jaajëf ay ponk yu bëri la ndax xam nga Aliou Sow mënoo ko am te lu bëri doo ko waxtaanee mbiru parti démocratique sénégalais liñ ci waroon wax bëri na trop mais comme ni ma la ko waxee li ñu war a wax dafa bëri gis nañu ni jamono ji le Sénégal maanaam dafa am ay scandale yu extraordinaire yoo xamante ni daf ci am politiciens yu ci bëri di ci wax ñu jël rek mbiru pétrole bi am na ñeneen yoo xamante ni mën nañ ci wax mais bu ñu jëlee mbiru pétrole bi ñu gis ni dafa am benn nébuleuse bu ci am mais loolu lépp bu ñu ko xoolee diggante 2012 ak léegi on a comme l'impression que ni le président Macky Sall dafa cautionner loolee lépp yow da nga jàpp ni contrat yi le président ni mu ci doxalee nébuleuse bi da ciy fës wala boog itam c'est dans l'ordre naturel des choses wala dañu war a revoiraat contrat yëpp yow lan nga gisee contrat yi nga xamante ni moo indi coow ci mbiru pétrole bi. contrat yi sax indiwul coow xam nga li di coow mooy ñu nga président Macky Sall yaakaar gi rëy gi ñu tegoon ci ndoddam moo bari yaatu waay goo xam ne ni lu gën a ndaw tuuti lu ñuul rek Sénégal yi dañuy daal di gis seen bopp am mbetteel te nañ ko falee ak la tax ñu fal ko ak la ñu fi dindee li tax ñu dindi ñu fi bu ñu fàtte nag loolu aussi xam nga li ñu fàtte mooy président dafa ñëw ànd ñun liggéey ak ñun ba benn jamono deful waxul en vérité maa ngi moom ñoo nekkoon assemblée nationale ci affaire caaxaanu convocation mais ñu tëggal ko ci ni ñu koy waxee sax naka ngeen koy waxee. tëggal non mooy xale na ñu tëggal ko raas. waaw ñu tëggal ko ci raas. non xam na ko. Alaaji tëgg bees moo xew. non tëgg bees ndax modifier constitution Sénégal. dàq ko ci da ngaa convoqué doomu diw. man mii di wax ak yow sax dàq ko nañu ci commission affaires étrangères. dàq ba ci UGTL mos naa ci samay mbir di. wala ñu may owaat jox ma tàngal gouvernement bi. waaw loolu amoon na ba xam ne man ma dëgg bopp. c'est-à-dire bàyyi bu booy bi kon rek ci xeexam ba wala ñu jaar ko ci sentiment mais pas yenn affaire bi amee xam nga coow li ñu ko indoon mooy dañ bëgg a jël nguur gi jox ko doom yéen ñëpp mu ngeen wax ci réew bi fii nii dévolution monarchique am na wala amul mais dañoo topp ba nga xam ne finalement lu ñu waxati ñu ne loolu la. bu leen falee doomeel ngeen fal. loolu bokk na xëy na ñëpp daa ko ne ci lu ñu néewal doole bañ mais mbiru pétrole bi cette nébuleuse bi nga xamante ne daf ci am est-ce que quelque part le président Macky Sall nekkul complice entre guillemets mais ci laa jëm si loolu damay amandi suñu rek mu ñëw xam nga lu amee pare président Macky Sall li ñu doon xaati moom bu ñëwee moom mooy lépp loo xam luy niroog njaboot la wala deret ci wàllu nguur na xam-xam ba bëri na mën ba bëri ginnaaw loolu ni ñu ko fi seppee woon ak ni ñu ko sëñee Sénégalais yi falee def ko seen doomu bopp moom dañ koy fàtte du amati Sénégal loolu déjà dañ ko doon xaar ci moom donc bu amee lu xaw a ñun loolu bokk ca nit ñi dañu commencé soppi nag di ko xoolee gët yu yaatoo lool te duñ ko baal dara te coowal yëpp li ko indi coowal pétrole wala ñu wax coowal pétrole lu ñu fi wax coowal sa rakk lañ fi indi sa rakk ba ci bokk ji nga doole jooju Aliou Sall amoon ca mbir ma bu defoon Aliou Sow la wala keneen coowal du yegg si mu ne bante def na wala defut bala ñuy wax loolu nañ wax d'abord li gën a Sénégal yi naqari Sénégal yi mooy dugal njaboot ci wàllu loolu benn ñaareel bu mooy man bind naa ko wax ko man du ma ànd ak nit wax loo xam ne gëwuma ko ku dul yàlla neen nga ak koo mën a doon ku falu da ngay folleeku te kii falu ëllëg yàlla moo ko xam pexee doomu aadama mënut a fal kenn xam nga bi loolu amee pare ñu ñëw mais coow bi ñuy contrat yi li ñuy wax mais am na ay kii yu ñu signé yoo xam ne jamono jooju mais gars yi wax nañ fa war a jaaru ko te li gars yi ñuy fàtte ñu ngi ko signé ci ñaari weer avant élection xam nga nguur moom lu mu signé ci élection yu jub si day tey xel day am lu muy niru ak lu ci mën a am loolu am na pare ñu war a ab décret boo xam ne ni moom moo war a dëgëral wala dagaral loola décret boobu ñu signé këyit ba kan moo ko signé woon Karim Wade ko signé woon ak ay partenaires après décret ba war a am boo xam ne président moom mooy signé logiquement premier ministre bi loolu amee pare ñu signé décret boo xam ne ni mooy dëgëral loola amul numéro amul date amul daal boobu décret nag même ku jàngu droit xam ne amul fenn donc nguur gu bees ñëw na ñi nga xam ne dañu jàpp ne ñoom dañoo perte ci mbir ma mooy tulaw ñëw taxaw ñoom ñaxtu ne ñoom lii ñu teg leen jaarul yoon yónni ay këyit nguur gu bees gi ñëw nguur gi ci li ma jàpp mooy le président njëkk a def lu la waroon def mooy ne nañ saytu loolu lan moo ci nekk ca biir mais nag boo yónnee saytu nag mais nga xaar ba saytu ba ñëw mais ci diggante fi nga laajtee saytu
ak résultat ba génn nga ñëw def beneen décret boo xam ne ni moom mooy dëgëral loola te ba fa nekkoon ñu xam ne la am lu ci manqué pour mu nekk décret boo xam ne valable na xam nga loolu mën na tey xel ak lu ci mën a am mën na tey xel coow yëpp li ko indi mooy condition la ya ñu signé signature yu matul ak nañ ko signé waatee ak la gën a dekkee man mooy maa ngi ñëw ka am signature ba war a ñëw am liggéey booba avant ou après amu ci solo mais kam jël tabb ko mu jiital ko kuréelam yi nekk Sénégal di ko fay payaro goo xam ne nii bu weer dee jamono jooju président assemblée nationale président sénat président de la république premier ministre ku ci nekk ci Sénégal di fayoo ko moo la ëppal payoro non buñ ne bante xam nga d'accord ñëw naan non payoru pétrole dafa cher am na loolu gën a ndaw d'accord mais gën a ndaw mais ci jaar ba ci ñoo xam dañ lay xam ci xam-xam loolu jaar boobu man amul problème ay problème de personne Aliou Sall moom problème mais ginnaaw le débat Aliou Karim Wade dañu waroon moytu débat wu duut baaroom président ci sa rakk wala sa nangam wala sa leneen ak leneen bu amee xam-xam ak mën-mën bu ma nekkoon président man ma am rakk bu mel ni Aliou Sall am jaaja am xam-xam bëgg a def les affaires am naa samay xaritu président dama koy jàppale ci xaalis bu bari samay fonds politique bu ko neexee wala sama alal bopp mu taxawal entreprise Angola wala Gabon ca président Ali Bongo wala fii nii Burkina Faso wala Guinée gii nekk fa ngand entrepreneur bâtiment wala xaw ma ci boxe wala ci xaw ma lan di fa gagner ay marché légalement ci sax parce que entre ay nit loolu day yomb am alal mais du am benn intérêt ci xaalisu Sénégal wala affaire u pétrole Sénégal kenn du ma ci dut baaraam ji nga fii politique ay tànn la njaay ma wax yow nekk naa ministre lu ma jege fukki at xam nga Sénégal kuy sama rakk wala kuy sama mag wala kuy sama nijaay am naa ay rakk yu bokk ndey ak baay. non man xam naa ci dara ndax am na sa benn xarit boo nga xamante ne sa xarit ak xan la jëloon sa soxna may ko premier njëkk te musul liggéey ci yow ak ñu dem day naa defal li mu am de waaye nguur moom alal nguur moom place nguur moom bu dee ko loolu lañ koy joxee man du ma doon dara ci réew mi donc du ma jël lu ñëpp bokk jox ko ay mbokk. voilà monsieur le ministre affaire Petro-Tim bi comme ni ko ñëpp xamee rakku président lañ ciy tudd moom sax waat na ni taqewu ci laalewu ci mais yow waat boobu yow dafa am neneen noo ko jàngatee. mais xam nga waat soo na si franchement parler man dama gëm ne bu nekkee li may wax dafa dëgër këcc aw ma ci xel ñaar na ma koy waxee dana muy génne ci man solo ma ci teg ci ab waat moo saa toog benn jour di wax ak sama benn xarit waat suma chef de cabinet Mara Seck taxaw na ma ministre monsieur ministre bul waatati ma ne ko lu tax mu ne ma kilifa du waat sa kaddu ndogal la sa kaddu dëgg la war a doon donc boo ci ñambaasee waat rek day mel ni yow da ngay xel ñaar sa kaddu bopp. kon Aliou Sall loolu la waroon def. non c'est pour man c'est-à-dire bu nekkee jàpp deful dara di nga dëgg mooy mujj ku ci nekk ci ñun fii am nga ab jamono boo xam ne jiiñ nañ la taqal la xas la xànci la dugal la ci diral la ci gëllus bi mais da ngay muñ bañ a saliiru jox lépp yàlla kundi ci la ngay def dëgg tôt ou tard day feeñ bu nekk yaa ko am. mais bu nekkee wàll kay est-ce que da ngay dem tribunal ñaata ñoo fa dugg kaso tey def fa ñaata juróomi at wala juróom benni at après ñu àttan defuñ dara. donc est-ce que dañu fa ab kaamil ku ñëw waat ñu ne kon dëgg la ñu génne ko. kon moom li mu waroon def mooy dem ci yoon balaa sax yoon di ko wóolu. man bu ma ko nekkoon la première chose que j'ai fait d'abord. BBC moo génne ay xibaar dëggalu du dëgg am na ñu nag mooy dëgg la par exemple salaire boo xam ne dëgg la après justifier ko man bu ko nekk BBC ba fu nekk Londres la nekk kon fa Angleterre la nekk dinaa jël ay avocats internationaux yu mën lool xam common law parce que loi suñu bos bokkul ñoom common law la naa jël samay avocat dem ba Londres porter fa plainte BBC toppaleen noonu la lay def parce que boo ñëwee porter plainte Sénégal fii wala yoonu Sénégal ñëw ak lu yoon wi xereñ ak ñu ko yor lu ñu moom seen bopp askan wi nga bëgg a convaincre dañuy dugal seen bopp ne non am lu ci laxasu loo xam ne ni ñun mën nañ am suñu xel ñaar ak ndogal bu mën a amal ak si biir da ngay dem fa nga xam ne xam nañ ne Angleterre moom du reen ba du premier ministre ba du am ministre du keneen ñun loolu xam nañ ko c'est consacré. Sénégal bi aussi xëy na loolu am na fi mais am na ñuy xel ñaar wala am na wala amul ku nekk sa gëm-gëm man boo ko def lu lay def damay jël sama avocat dem Londres porter plainte topp leen. d'accord par rapport ak information judiciaire bi nga xamante ne ubbi nañ ko l'enquête bi mu ngi wéy gis nañ ne tamit am nañu porter plainte mais est-ce que dina mujj fenn. waaw mais xam nga aussi dafa am loo xam ne aussi am na ñoo xam aussi bu ñu jàpp sénégalais yi doo taxaw fii di nga nit tas ko xarab ko xànc ko taqal ko naan am nga ci preuve yu leen nañ. ñu ubbi information judiciaire di la xaar nga ñëw naan du ma ñëw di yónnee ay lettres rek yu ngeen xamul mais xamul aussi yabaate la buñ foyee sénégalais yi. ñi fi man am na ñoom rek xaaroon naa ci ñoom joxe ay xibaar yu leer nañ. par exemple comme ñan par exemple mais ils sont nombreux
mais pour le premier c'est Abdoul Mbaye. non Abdoul Mbaye ak Sonko. Abdoul Mbaye ñëpp waroon wax ci période ba mu des moom. lu tax c'est-à-dire c'est inacceptable ce gars-là ce qu'il a dit. lu tax yow nga nekk premier ministre la ñu signé woon moo signé wu. mais dañ ko nax. mais ku ñuy nax. non note d'information bi Aliou Ngouille Ndiaye def dafa ni dañ ko nax. mais loolu wax na ko ñëpp dégg loolu moo tekki ne kooku dénk ko sax ab quartier Sénégal wóorut. premier ministre na mu toll. nga nekk chef de l'administration sénégalaise am tous les moyens de contrôle mun a saytu lépp signé ab kii ci ay yaama neex ay dañ maa nax di la yee dañ maa nax sëñ bi loolu yomb na de. mais information judiciaire bi ñu ko ubbee ba léegi. comme ni ko Fatma waxee amul dara loo xamante ni ñoom est-ce que quelque part même ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay yëngu ci wàllu droit. ñu ci bari dañu ni. lu bees la ci Sénégal c'est la première fois ñu dégg ko te loolu ñoom gëm nañu ni. du refléter la réalité. non dañ ne li bees ci ñoom mooy. appel à témoin bi ñu wax. appel à témoin bi waaw. waaye xam nga àdduna aussi day dox. nekkul li amoon démb bëri mooy amaat toujours ku ne innovation dafa am solo ci mu réew. maintenant appel à témoin boobu. mais pour bëgg mu leer mais xam nga li am solo ak lu nguur gi mënoon def tey ak lu justice mën a dem tey ji nga ñee xarab ñi àndul ak ñoom dañuy jàpp ne lii yëpp ay naxasaay la ay naxe mbaay la lu lañ koy jàppee mënoon leen ci génnee mais li ma bëgg mooy ku mel ni Abdoul Mbaye moom ñu ñuy jiiñ ñu war a yem place ji nga affaire pétrole bii nii ak signature affaire Timis bii nii sunu nguur ñun nguuru Macky Sall moom ci boppam ak premier ministre Abdoul Mbaye ak rakkam ak Karim Wade ba signé convention ba ñoom ñëpp ñoo yem àtte ci mbir mi ba keroog muy leer naññi. du Abdoul Mbaye rek mais am na tamit Thierno Alassane Sall moom tamit. dem na mais dafa ne il n'a rien à dire ministre ba nekkoon ministre ba def rapport ba. raison yi ñu joxe monsieur le ministre raison yi ñu joxe ci ñoom ñeneen amuñu kóolute ci justice bi. waaw mais xam nga amuñu kóolute ci justice bi. ñu aussi Sénégalais yi mën nañu am kóolute seen kaddu ci ñoo xam ne bañ ca bokkee dañoo signé te naan dañoo juum wala leen a nax ji nga affaire état damaa juum amu ci place dañ maa nax amu ci place parce que amoo droit ci benn niveau de responsabilité ak aspiration di def ay njuumte ci ay xaw ma woon parce que da nga am njuumtuwaayu am nga fulla travail bu day ni man mi di waxee yow du ma jox ay secrétaire d'état nekk naa ministre de la jeunesse et de l'emploi ñu ma ne ma signé benn këyit ma ne du ma ko signé am na ay seede ma leen bu ñu ko naree signé dëgg nañ ñëw jëlee ma fa teg fa keneen mu signé ko wala nañ di bind lettre xam nga lettre bu leer nga ma instruction écrite que naa ko signé dañ ko def ba doo ko signé parce que état aussi am na fay toll buñ la lu leeru ci yow bu ko nangoo signé waaye gars yi bu ñu nekkee ba affaire yi ba toog ba pare këyit bu ñëw da ngay signé. pare rek di lay kooku tey warta bokk ñi ko waxee la presse di diingat loolu parce que nga ñuy diingat ca la bokk. ña war a leeral ci la bokk. mais nan la ci bokkee alors que moom comme ni ko di waxee génn na. il a éclairé la lanterne des Sénégalais par rapport ak puits bi ñu waroon jox total muy Rufisque offshore. non je parle pas de Alassane. comment il s'appelle. Thierno Alassane Sall. je parle de l'ancien premier ministre là. xam nga aussi parcours dafa am solo. gis nga ku mos a nekk député mosoo nekk ministre mosoo nekk directeur général ci service public mosoo nekk xaw ma leneen ak yooyu ñëw rek jaar jógee nekkoon privé bi rek ndeg ne wadd ci biir état rek commencé par premier ministre day nekk problème man je fais plus confiance ku nekkoon ministre ba pare doo nekk premier ministre dafa am solo parce que gouvernement amul école bi ñu koy jàngale nga mokkal ko pratique la expérience la ay fait la moo tax même loolu bokk na ci liy indi état njuumte xam nga ku nekkoon ministre yàgg ci xam ne gouvernement yi doxee naka la ñuy defee galgaleeg naxante yi bala ngay signé benn mbir da nga am flair lii am lu ci leeru bàyyil ma gëstu ko xoolal. mais bu dee jamono jooju ba tey ñi nga xamante ne ñooy doxal nekk ci nguur gi tamit bu fekkee ne mënuñu def li nga xamante ne askan bi loolu la ñuy xaar ci ñoom. est-ce que tamit parfois du ñu dem jëli ñeneen ci biti pour indi leen ñu jéem a doxal. mais loolu ça dépend ci président ba xam nga président mooy fal mooy folli moom moo xam la mu bëgg. ak la ko arrangé mun nañ ñoo xam ne dañuy jaxase xamuñ mënuñ. mais fekk bu nekkee moo ko arrangé. mais loolu day des ak ñoom parce que moo xam la nekk ci boppam ak ci plan lim la waxu te waxuma ko te xawma ko xamuñ ko ñun moom moo ko xam. donc la ko arrangé ñooñu la àndal moo tax dafa yomb ñu naan ay entourage gis nga Thucydides borom xam bu ma dafa waxoon ne l'art de bien gouverner c'est l'art de bien s'entourer mën a mat kilifa doo mën a jiite ma ngay tàmbalee ci nattukaay nga mooy tànn ñu xarañ mën ñu wër la ndombo di ànd ak yow ci liggéey ba ngay def. par rapport ak taxawaayu société civile bi tey jii gis nañ aar lu ñu bokk ñu ngi génn saa su ne ñoom itam di yëddu di wax pour gouvernement bi wan leen lu leer ci contrat yi nga xamante ne jot nañ ko signé. xam nga Sénégal dafa am lu fi bees mooy effet réseaux sociaux yi kuréelu xale yi kuréelu société civile yi ak kuréelu artistes yi dafa am lu bees Sénégal engagement musical politique. C'est très important. Cette dénonciation par la musique dénonciation société civile ñu di jiiñ lu nekk loolu dafa am solo parce que moo tax fi mu ne lu nit di jéem a nëbb rek ñu feeñal ko te xam nga ñu nekk ci nguur ga parfois
nekk ci bokk fa ba pare seen teraanga seen ceeb dafa niine am na ñoo xam ne la fa am neexule ñooñu nag ñooy fexe seen i plan di génne ay xibaar di ko jox nit ñi ñu koy xam am na léegi am na ñuy def loolu day ñëw xam kenn ne ko ubbil benn adresse email boo xam ne turu tubaab ci nekk am nañ benn adresse email turu tubaab def seen système yoo xam ne kenn du ko mën a contrôler di la balancer information yëpp yàgg na fi am président Macky Sall ba mu nekkee bañ ko génnee suñu nguur mu nekk opposant lu mu sax xewal suñu nguur da ko doon xam ña ko doon jox xibaar yi xam na leen yan pexe la doon def xam na ko bu foogee ne pexe yooyu jeex na ci réew mi mais jeexu fi la preuve bi mu faloo ci sécurité li mu njëkk a def mooy kenn du amante ni moo téléphone boo xam ne ni identifié wuñ ko avant ku nekk da ngay jël sa ñetti puce changé di jox xibaar bu la neex ku la neex dénonciation assumée wala cachée dafa dox Sénégal fi mu nekk nii ba ni mënu fee def lenn loo xam ne ni mun nga ko nëppal ba du feeñ te xale yi am nañ fulla fayda bu day fi nekk nii xibaar yi ni muy gaawee duñ mayeti kenn jàmm foo nu ñu koy waxee sax foo kiyee sa nakk foo yekkee sa nakk kenn mënu ko def ci réew mi fii nii bu nekkee méngoowul ak réew ma lañ gëm ne mooy li gën mun ne la sax mais nag loolu aussi ngi nax aussi nit ñi parfois dugaleen ci loo xam ne du dëgg ñu gëm ko langaamu ci loolu ba jàpp ci loolu la mais li ci am solo daal mooy ku bugg a jiite fi mu ne nga xam ne transparence leeral péncoo déglu ñëpp jëfee la nit ñi bëgg te xam ne mënoo nax kenn Sénégal gi réew la moo xam ne ni jaay gudd nopp ak muus ku ko fiy jaay yaa ngi nax sa bopp parce que ñëpp a muus ñëpp a gudd nopp ñëpp a muy pexe ñëpp a xamante. monsieur le ministre ndax jàpp nga ni li nga xamante ni rek mooy démission Alioune Sall mën na impacter ci éclatement boobu la vérité. mais en vérité xam nga démission mënu loon ñàkk. mënu loon ñàkk man bu ma nekkoon président du ma xaar mu démissionné. damay jël décret relever ko de ses fonctions pour mu défendre pour moins que ça am na ñu dàq. pour moins que ça. parce que xale yi bu démissionné loon lu gën a ñaaw mën naa am. parce que xale yi mënoon nañ jóg benn jamono. au lieu ñu dem place l'Obélisque jëlee junne xale dem ci